benn message pour suñu président moom mi si jël boppam nga xam ne xam na carrément que Sénégal système scolaire bi nu muy demee affaire yooyu noonu moom fii la jàng fii la defee cursusam yooyu noonu yëpp s'il te plaît aidé ñu ngir yàlla aidé ñu juste pour ñu continuer ñun suñu avenir dañuy lijjanti suñu avenir kese terminal dañuy def te lu mu bon ak fu mu munti yam dañuy def examen s'il te plaît aidé ñu parce que on en a besoin. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag dañuy revenir ci benn ci secteur yi nga xam ni daanaka duñu toog juróom benn weer te duñ ci wax mu njàng mi budul niveau élémentaire moyen secondaire di enseignement supérieur bi ci mujj sax am na ku ne ñu xanaa école nasaraan si dong ñoo fi nekk te moonte wax nañ benn yoon ba ñaari yoon ci njàngum diine bi nuñ ko war a boole ci système d'enseignement bi organiser ko ba ki génnee ci école nasaraan si ak ki jàng arab ak alxuraan ñu am même chance ci réew mi waaye comme ni ko Ababacar Mboup waxee woon ci dernière sorteem suñu njiit yi ñoo faalewul joxuñ cër doomi daara li ci des kay mooy doomi daara yi organisé wu taxawal organisation wala mouvement dérouler un plan ñun ñi ñëpp mën ci jàpp ci côté communication ngir ñu fulaal daara ndax ci réew mi lañ bokk waaye li ñu warte réeree mbir mooy école nasaraan bii ñu jàpp ni moom la ñu fulaal moom la ñuy jébbal xaalisu réew mi yépp wute nag lu ñu foog tey jamono jii ñu toll est-ce que jël sa doom yóbbu ko daara internat wala feneen fu mën a jàngi diineem fii ci Sénégal est-ce que gënul wóor yóbbu ko école ndax école publique bi nga xamante ni ñu bari fa lañ jaar rampe ba yëg yenn niveau d'études yi ba doon ay cadre la ñu nekk di rey ndànk-ndànk ndax benn amatul luy motiver enseignant bi dina ñëw ci li waral grève yi fan yi ak gënale bi am diggante jàngalekat beeg yeneen agent wu fonction publique yi nga xam ni ëpp njariñ ci réew mi enseignant yi ndax ñu bari comprendre uñ surtout waajur yi jàpp ni ñàkk jàng seeni doom responsabilité enseignant yi la. dañ leen di woon ci vidéo bi ak ay documents à l'appui bot di wante gi am diggante jàngalekat yi nga xamante ni concours ak formation moo leen def ay agent wu état ak ñeneen ñoo xam ni politique moo leen dugal ci yenn ministères yi. ñu leen di yokkal seeni salaire bi ci mujj ñi ngi ko def quelques jours avant élection locale yi jamono jooju secteur bi ñu wax ne réew mënul développé wu sans moom muy njàng meeg njàngale mi ñi ko war a doxal muy enseignants yi depuis 2012 ñoo ngi revendiquer yenn droit yi lii lépp daan ci ñëw benn la ci problème bi ñaar réformé wu njàng mi ngir mu dëppook ñun suñu réew ñett élèves yi amatuñ niveau bi war ndax lu ñuy passé ci mbedd mi mu ëpp lu ñuy toog ci salle de classe yi gis ngeen li xew fan yi yëpp. nekk ay élèves di prétendre def examen war fee jógee di toog semaine ba mu jeex benn yoon nga ci def cours wala ñaar wala semaine boo xam ne doo def cours presque et pourtant suñu morom yi nekk ci dans les écoles privées ñoom ñoo ngi def composition ñun ñoo ngi nii di def am na ñoo xam sax defaguñu premier devoir. nekkuñu pour féetee kii moo am dëgg kii moo am tort ñun ay élèves lañ te lépp lenn rek lañ bëgg mu nekk lan que ni comme tous les élèves du Sénégal comme ñun ñu nekkee ay citoyens ñun ñëpp ñu yem ay droits bëgguñu ñii di jàng ñii di bañ a jàng parce que ce soit le privé que le public ñëpp benn nguur moom la ñu am mu nekk le président de la République. donc en 2022 fii la njàngum Sénégal toll léegi lan moo ñu yóbbu ci situation bii nii lu tax. loo xam ne néew nañu koy gis maanaam mboolem dëkk ci Sénégal mu mel ni élèves yi dañoo déggoo organiser ay manifestation lan moo ko waral depuis année scolaire 2021-2022 tàmbalee octobre 2021 ba jamono jii ñuy wax ak yéen njàng mu normal amul ci école yi chaque semaine daanaka ñu grève enseignants yi bokk ci syndicat yu mel ni CUSEMS SAEMS ba ci CUSEMS authentique ñoo dëkk ci banque seeni loxo ngir nguuru Sénégal respecté accords yi mu signé ak ñoom diggante 2014 jàpp 2018 problème bi nag gën naa compliqué par rapport ñu bari lañ ko foog ndax jamono gi ñuy wax ak yéen wàllum jàngale mi dafay souffrir lu ñu naan évasion maanaam jàngalekat yaa ngi daw di dàqi seeni wërsëg feneen ndax condition de précarité ñuy dund ñu baree ngi ci salle de classe yi di dispenser ay cours mais seen xel yaa ngi feneen loolu li mu jur mooy actuellement jàng mi dafa manqué ay prof de philosophie et de mathématiques gaa yaa ngi daw d'après information yi ñu jot gannaaw buñ ko gëstoo ba ci concours ENA plus de 80% ciy participer maanaam téeméeri candidat yu jël
lu ëpp juróom-ñetti fukki yi ay enseignants lañ noonee lañ koy defee di tenter seeni chance ci yeneen concours ngir quitter le secteur de l'enseignement ndax da ngay liggéey ba retraité doo réaliser dara ndax lañ lay fay dëppoowul ak dund bi fi mu toll ñu bari dañ cee nekk nii rek mais amuñu motivation li gën a yokk nag démotivation boobu noonu mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey gi ñu nemmee ko ci fonction publique bi ñi état di liggéeyloo maanaam li ñuy xañ jàngalekat yi di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñoo tolloo liñ jàng tollooy diplôme tolloo hiérarchie te booy xool sax am na ñoo xam ne jàngalekat yi leen ëpp mérite ndax ñu bari ci jàngalekat yi dañuy def concours FASTEF ñu daldi tànn ne ñi ñoo réussir buñ ci noppee ñu former leen gannaaw gi ñu affecté leen ci dëkk yu gën a métti ak ay conditions yu jéggi dayoo te doo am benn accompagnement bi ci war ñu bari nag bu ñu déggee coow li dañuy jàpp ni enseignants yi dañuy sàkk ñu yokk seeni salaire comme magistrats yi consort déedéet loolu musul nekk débat déjà loolu xel mënu koo nangu état mënul fay enseignants yépp yenn niveau salaire yi mais dafa am le minimum muy prime ak indemnité yi li ñuy teg ci salaire u enseignant bi ngir mu fay location mën a def ay recherche mën a méngoog rythme dund bi ni muy yokkoo lii mooy le débat te faaw ñu xamal ko askan wi dooree ko nag fa lépp tàmbalee ndax gën naa yàgg liñ ko foog ci loolee nag la ñuy ñëw étape par étape. xawma ba xam yéen a ngi fàttali ko année scolaire 2011-2012 jamono gi élèves yi daan toog 1 mois ak des semaines te duñu sax dem école ndax grève yu métti ba ñëpp jàppoon ni année bi ñàkk nañ ko dañuy def année blanche période boobu nag daanaka ci diggu année scolaire la Macky Sall falu nguur gu bees ñëw ñaan enseignants yi ngir ñu teg lépp ci suuf muñal leen ñoom daañu trouver solution ñoo ngi ci 2012 ba 2013 la enseignants yi doon sàkku mbir yi tàgga tembe li gën a waral nag yéexaay application li syndicat yi doon sàkku mooy nguur gi dafa ni d'accord naag jàngalekat yi mooy gën a liggéey am diggante liggéeykatu état bi dafa jéggi dayoo te du yoon waaye ngir mën a réparer loolu état dafa ni na ko enseignants yi may mu amal benn audit maanaam caytu bor di wante gi am fonction publique jëm ci payoor yi ngir mën cee wut ay saafara audit bi ñi ngi ko dénkoon benn cabinet buñ naan MGP Afrique ci loolee la ñuy ñëw. rapport final ba nekk nii ñu ngi ko jébbal le 30 novembre 2015 mais liggéey bi tàmbali woon nañ ko 2014 dippee ko étude sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise gëstu ñeel payoor gi jëm ci mboolem bànqaasu liggéeykaay bu nguuru Sénégal juróomi experts yu seen xam-xam màcc ci wàll wi ñoo mën a liggéey bi déjà boo liiree rapport bi ba page 22 rek bi ñu jagleel état des lieux de la fonction publique mën nga arrêté jarul ngay continuer ndax experts yi trouvé nañ lan moo tax nguuru Sénégal di ñàkk xaalis boo xamante nii mënoon naa régler lu baree bari ci jafe-jafe yeneen secteurs yu ci mel ne njàng mi dañoo ñëw ci page 23 ne li na saxal administration bu Sénégal mooy ni ñuy gérer personnelu état bi benn ci ay statut ak contrats spéciaux ñi nga xam ni par exemple dañoo retraité ñu maintenir leen di leen fay te loolu xaalis bu baree bari la waaye tam agent yu bari ñuy recruter te amuñ njàng mi amuñ compétence amuñ lu ñuy wooyee culture administrative ñu ne lii dafa créer manque d'harmonisation ci anam gi ñuy gérer liggéeykatu état bi maanaam xamuñu kan mooy kan ñu ne aussi li gën a nag yokku xar mi karaw mooy recrutement yaa ma neex yi yenn ministère rek yenn bànqaas yi di def te kuréel bi war a ceytu bërëbu liggéeyukaayu nguur yi ñu naan ko direction générale de la fonction publique bu ko yëg ñu ñëw ci page 38 daal di dressé nag benn tableau bi jur coow li muy disparité maanaam bot di wante gàmm diggante liggéeykatu état yi experts yi ne am na agent wu ministère yoo xam ni seeni prime ak indemnité dafay dem ba 150% ci seeni salaire li leen di fay ci indemnité ay neexal dafay multiplier ñaari yoon doubler seeni salaire ba romb ko moment boobu noonu indemnité d'enseignement jàngalekat yi moo xam niveau bu mënti doon mi ngi yem ci 50% ci seeni salaire indemnité de logement maanaam xaalis bi ñu koy jébbal ngir mu fay location am weesuwul 60 000 ci ko xam ni location chère jamono jooju agent wu état yoo xamante ni amaan na ñoo tolloo hiérarchie ñoom ak jàngalekat yi ñoo tolloo niveau tollooy diplôme seen indemnité de logement dafay tàmbale 75 000 dem ba 200 000 lii la cabinet MGP Afrique fësal ci rapport jébbal ko état bu Sénégal en 2015 ba noppi jox ay recommandation ne ko lii ak lii bu ko Sénégal defee dina yaxanal xaalis ba noppi
secteur yi nga xamante ni ñooy secteurs yi gën a am solo ci réew muy jàng meeg wér-gi-yaram ñu mën koo dote xaalis bu doy sëkk ba ñu mën a stable nekk ci jàmm. moment bi ñuy def étude bi nag état tàmbali woon na négociation yi ak enseignants yi ñoo ngi ci atum 2014 2012 ba 2014 maanaam enseignants yi may nañ gouvernement bu Sénégal ñaari at ngir ñu réfléchir trouver benn déggoo ba ñu mujjee signé ay accord moo nekk nii jamono jii Mansour Sy moo ne woon ministre de la fonction publique mais malheureusement li topp accord bii point yu baree bari état respecté wu ko ñu delluwaat na woon fa woon mooy doo toog année lëmm te doo dégg perturbation ci mboolem daara yu suufee yeeg yu digg doom yi ba 2018 un an avant élection présidentielle yu 2019 état bu Sénégal comme que mbiru grève bokk na ci li daaneel nguuru Wàdd état daal di trouvé waat déggoo ak juróom benn syndicat enseignants yi bootu ci ginnaaw mbootaay bii di G6 accord baa nekk nii état ne dina fay rappel yi mu yoreel enseignants yi ndax état xaalis bu bari la yoreel jàngalkat yi ñu ne daañu leen fay 20 jàpp 25 milliards par an indemnité de logement itam daañu ko jëlee 60 000 yóbbu ko 100 000 ak yeneen accord yu ci mel ni formation enseignants yi saafara jafe-jafe yi nekk ci njàngum arab bi ak yeneen waaye nawoon fa woon lu baree bari ci accord yi respecté wuñ ko noonee la grève yi di continuer di woy niveau bi di gën a baax. waaye comme ni lañ ko leeralee sànq li tax état ak enseignant déggoo du mos a am mooy xam ngeen ni am na benn cabinet bu leen limal sànq bu def audit ne lii mooy problème bi lii ak lii buñ ko defee daañu yàqalal xaalis réew mi ba noppi gën a dooleel le secteur de l'enseignement ndax xaalis am na fi Sénégal ñàkkul waaye nguur moo lànk ne du ci trouver solution ndax dafay utiliser xaalis réew mi di ci case ay partenaires politique am di yokk seeni salaire di leen jox ay indemnités yu jéggi dayo ngir ñu mën cee ne xale ay futurs électeurs bu élection amee lii moo révolté enseignants yi moo leen merloo li ci garaaw nag mooy jamono gi enseignants yi di grève ngir ñu jox leen seeni droit ba secteur enseignement bi yëpp daal di paralysé wu bërki démb xool leen bu baax date bi le 18 janvier 2022 juróomi fan avant élection locale yi ñu génn la Abdoulaye Daouda Diallo ci ndigalu Macky Sall gaaw jox indemnité ay neexal ay agents ministère de l'agriculture yokkal leen 100 000 ba 300 000 ci seeni salaire pour fonctionnaires yi ak non fonctionnaires yi 100 000 ba 250 000 pour contractuels yi et lii moo am ci yeneen ministères yi dafa am ñu baree bari du ñëpp ñu nekk ci ay ministère te politique moo leen fa dugal maanaam topp benn leader ñu fal ko mu casé la ci benn secteur moo xam ci ministère yeeg direction yeeg banqaas boo ma di jël léegi ñooñu nga xamante ni ay jëwriñ ñoo leen recruter dugal leen ci bërëb liggéeyukaay yi te amuñu compétence ñu ci bare bari dañ leen di yokkal seeni salaire di leen neexal parce que ñooñu ay politiciens lañ dañoo am base ci seeni dëkk ñooñu bu campagne politique amee ñooy bàyyi seeni bërëb liggéeyukaay dem sur le terrain di politique ñooñu la état nekk di yokk seeni salaire di leen jox ay neexal enseignants yi nga xamante ni ñoom depuis 10 ans ñoo ngi daw ci ginnaaw ay indemnité maanaam li cabinet MGP Afrique recommandé woon état bu Sénégal ci yamale fonctionnaires yi dakkal recrutement yaama neex yi état dafa lem rapport bi ndànk sànni fële parce que njàng mi ñoru leen école bii ñu sacrifié seeni doom newuñu fa ñoo ngi ci ay école d'excellence bu ñu amee bac ñu yóbbu leen bitim réew ñu jàngi maanaam nii ñu def école bi toroxal enseignant bi ñàkkuloo espoir ndongo bi li muy tekki mooy Sénégal ku fi amul xaalis doo jàng lépp lu ñu bëgg a privatiser ñun nag bu amee conseil bu ñu jox syndicat yeeg organisation élèves yeeg parents d'élèves yi mooy ñu àndandoo def benn say comme ni ko transporteurs yi defee woon ay bés ci ginnaaw ndax ak situation bii nii mbooloo ak détermination dong mooy tax ñu joxaat gëdd njàng mi rawatina école publique bi nga xamante ni moo waroon assurer éducation képp koo xamante ni amoo moyen ngir yóbbu sa doom privé ndax lii bu continuer képp ku amul xaalis Sénégal doo jàng comme ni mu waree lii na ci ñëpp bàyyi xel kon taxasolo bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngi jëf